wa ala kulli alihi wa asxaabihi wa daaciina bi daawatihi ila yawmi ddin. mbokk yi seetaan télévision Futurs Médias ñu ngi dellu siwaat ci kattanul yàlla di ziar mbokk yépp di baal ñëpp àq te di balu ñëpp itam àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy boroom man-man mooy boroom sañ-sañ yàlla jàppale àdduna bi yépp rawatina sunu réew. xam naa di profito di ñaanal di jaale sunu xarit waaye xaritu ñëpp muy El Hadj Bassirou Diagne grand serigne de Dakar di ñaan yàlla yéegee ko ci maqaama yi gën a kowe ci jannatul firdaws moom ak ñi nga xam ne ñoom la fa fekk ñëpp mu ne sama xaritu ñëpp loolu defe naa ne loolu leer la. di ñaan njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxoom di jàlle itam sunu jigéen Aminata Mbengue Ndiaye moom it sunu jigéen ci doomam Pape Xaali Ndiaye xam ne yàlla jël na ko fële ci États-Unis d'Amérique di ñaan yàlla xare ko àjjana moom itam yéegee ko ci maxaama yi gën a kowe ci jannatul firdaws te bàyyi ci ñoom ak muñ te remplacer leen lu gën. dañuy wax ne yàlla mooy joxe comme yàlla mooy jël te yàlla li muy jël mooy la mu bëggal boppam te bu yàlla bëggee keneen ñàkk. di jaale itam El Hadji Ngor Dia ak sunu jigéen Yaama Jatara ci seen doom mu tudd Seeni Siin moom it mu génn àdduna fële ci France ñu war koy denc fële ci Tëngéej ci këri kaw sunu jigéen Adja Aminata Fall ci France moo ñu koy jottali. leen di ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana yal na ko yàlla def ci barke alquran yàlla def ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla def ko itam ci bésu ajuma nga xam ne mooy sayyidul ayam mooy sangu bés yëpp ak ñaan yi ciy wàcc ci bés bi yëpp yal na leen ko yàlla jottali te tasaare ko ci képp kuy jullit yal na yàlla def loolu. tey ñu ngi invité waat sunu xarit Serigne Khadim Bousso du ma ko présenté mbokk yi ndax yàgg nañuy jàppale ci daara ji tey ñu bëggoon a waxtaan ci al islaamu wal i'laamu islam et communication islam et communication ñu ne islam et communication ñu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni mu koy waxee moom mi yàlla jàngal islam mu jàngale ko tas ko ñëpp communicateur bu mag la woon ndax joxe message su yàlla risala joxe ko ci anam boo xam ne nit yi dinañ ko mën a recevoir ba pare comprendre ko te dara du ci ñaaw loolu mooy al islam wal i'lam yàlla doon nañu nettalil ci yonent yàlla Suleymaan ak Balqis picc ma mu yónni woon hut bu ma koy tafsir dama naan journaliste yi picc mi dafa defee woon reportage ndax Souleymane dafa ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp mais gisul picc mi mu wax ne maa lii laa aral hut-huta lan moo tax gisuma picc mi dinaa ko sanctionné bu ñëwee bu ma joxul information yu leer wax ma fi mu nekkoon picc ma ba mu ñëwee daf ne ko ahattu bi ma lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin gis nga ko xam naa loo xamul maa ngi ñëw bàyyee ko Saba fala la reine di Saba dëkkoon muy Balqis ñëw naa indiwaale information bu dëggu gis nga ko information bu dëggu bi naba in yaqin mooy information bu dëggu bu ñu vérifier ba mu wóor ko ni lii lu dëggu la gis nga alxuraan buy joxe information daf ciy soxla dëggu alxuraan doon nañu waxee ne in jaakum fasiqun bi naba in fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin doon na wax it yow mi nga xam ne yaay recevoir information bu la kàccoor joxati information na nga def tasabut na nga vérification alquran daf ñu koy jàngal bul tëb rek gëm bu fekkee ne même ki joxe information bi gis naa les grands journalistes dañ koy def bu ñu joxee information dañ naan la xabaar bi confirmé wuñu ko xabarun gayru muakkad xabaar la mais confirmé guñu ko yow nga gëm ko gëm ne li nga jàpp li nga dégg xabaar la mais ki la ko jox nee na confirmé guñu ko du pare nag dem tëri nelaw daf koy topp ba suba ga wala gannaaw suba mën na la confirmé naa ko wala confirmé wu ma ko
ñoom dinañuy faral di def lool ci information moo tax yàlla ne in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bu leen nit joxate information na ngeen ko vérifier parce que nee na mën nga koy gëm am noo jàppee nit nga dem ba mu yàgg mu wóor la ne information boobu c'est faux te loolu daf lay indil rëccu alquran noonu lay traité information ñi nga xam ne itam ci ñoom la information bi jëm yàlla doon na wax ne bu ñu la joxatee information bul ko gëm da nga koy jëkk a weddi d'abord ndax boo jàngee hadisul ifki sayyidatuna Aïcha muy soxna su yonent bi joxe woon nañ information bu doy waar ci kër yonent bi tuumaal Aïcha lu doy waar wolof Njaay li muy wax ne saay waxul dëgg waaye yàq nay xalaat daloon na sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax bi information bi ñëwee muy hadisul ifki coow li bari na ci Makka ba yonent bi dafa jël Aïcha delloo ko këram ne ko dellul sa kër papa ba yëfi dal kon déjà information mën nay jaxase ku ne yonent bi yàlla koy informé mais avant yàlla di wàccee alquran di setal Aïcha yonent bi jël na Aïcha delloo ko këram comme seytaane waxul dëgg mais yàq nay xalaat kon mën nay dugg fu ne yàlla ne walaw la is sami'tumuhu danna al mu'minuuna wal mu'minaati bi anfusihim xayran su ngeen déggati information da ngeen koy njëkk a weddi am na ci benn saxaaba bi hadisul ifki ñëwee soxnaam ñëw ci moom nan ko est-ce que dégg nga li ñu wax ci sayyidatuna Aïcha mu ne ko dégg naa ko mais waxi neen soxna si continué wax mu ne ko mais yow est-ce que liñ tuumaan Aïcha di nga ko def soxna si ne ko man yàlla tere mu ne ko mais Aïcha moo la gën kon li nga jàpp ne doo ko def yow bul yaakaar ni ki la gën ci boppam dina ko def kooku mu ngi appliqué li yàlla wax ne walaw laa istami'tumuhu danna al mu'minuuna wal mu'minaati bi anfusihim xayran soo ko déggati mooy bul jàpp ne yaa ko gëm su ko defee nag information yooyu ni ñu ko war a traité ak ni ñu ko war a gëmee ak ni ñu ko war a jàppee loolu la ñu islam jàngal loolu moom mooy sunu temu tey ñu invité woon ci Sayid Khadim Bousso xam naa yaatu na incha allah mais dinañ ci gëstu sunu kemte lay kattan islam bàyyiwul dara moom su ko defee yaa Khadim ngi am mbégte ci dalalaat la fii ci télévision Futurs Médias pour ñu def mualaja benn thème boo xam ne yitteel na àdduna bi yëpp mooy information yitteel na àdduna bi ci mooy actuellement ku jóg moom lañ jël def ko armée ki njëkk a créé journal c'est un juif allemand la woon xëy na dama teewlu wu tur bi ci la ñu jëlee mun fexe ba àdduna bi yëpp nekk ci seen loxo ndax ñooy joxe liñ bëgg a joxe ñooy weddi liñ bëgg a weddi ñoom la ñuy gëmal mais ñeneen ñi ñuy attaqué ñoom amul fu ñu weddee seen bopp moo tax ki la ëpp information ëpp la média moo la mën ci àdduna bi moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne la président bon communication des na nangam parce que ñi lay attaqué ci média lañ lay attaqué soo amul foo leen di weddee nag bu yàggee ñoom ci seen bopp ñooy wax dëgg tuumal yi ñu lay tuumal dafay dëgg parce que nit ñi li ñuy dégg rek la ñuy gëm ki ñuy gisit la ñuy xam loolu su ko defee information c'est très important boo xoolee ci jamono at yi la mais CNN mooy chaîne américain boobu adduna bi yëpp moom lañ doon suivre guerre golfe bi boo gisee ñu gagné ko ci lu bari ñoom ñooy joxe information liñ bëgg mu feeñ mooy feeñ liñ bëggul mu feeñ du feeñ ci lañ dem ba xam ne ndekete ku la ëpp média moo la mën monde musulman yëpp commencé di créer ay journal ñi di créer ay télévision ñi di créer ay rajo pour di ci défendre seen bopp kon média am na importance ndax moom la ñoom ñooy joxe information mën nañuy defar waaye mën nañuy yàq léegi la ñu taal guerre léegi la ñu fay guerre léegi la ñu indi fitna léegi la ñu dindi fitna kon ñoo yore adduna bi dañ ko tuddee quatrième pouvoir muy sultatu rabia mais man dama ne ëpp na premier pouvoir parce que mën nañuy daaneel président mën nañuy fal président lu ne mën nañ ko kon mën naa lay tuddee sax premier pouvoir mooy les médias dañ ko tuddee nag sultatu rabia mooy quatrième pouvoir mais ci ni adduna bii demee boo xoolee premier sax mën nañ koy doon donc bu leen neexee ñu daaneel léegi président waaye bu leen neexee ñu fal léegi nit bu la neexee ñu fóot la ba nga set bu la neexee ñu tilimal la ba nga tilim kon loolu lu am importance la ci àdduna heureusement ba ko yàlla di joxe niñ ko war a joxe ak naka lañ ko war a vérifier yàgg na kon loolu daal ci gàttal mooy sunu tem tey yaa Xaadim idan tafaddal mashkura bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain man tamit bi ihsan ila yawmi din Oustaz Saïd maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk jullit yi ak ñi ñuy seetaan ñëpp ci biir Sénégal ak ci biirum Sénégal di nuyu kilifa kër gi ñu commencé ci kaw ba ci suuf leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
ñu ngi am mbégte ci di la fay yow itam yaa Xaadim bu ñu ñëwee ci al i'lam la communication gannaaw bu ñu ko vérifié ci alquranul karim ñu fekk ko ci mu bari ci lool yonent bi nekkoon communicateur daan joxe ay information waaye di wit ay information amoon na ku ñuy tuddee Hassan ibn Sabit xam nga ko woykat la woon moom rek moo dund ci kéefër juróom benn fukki at tuub ànd ak yonent bi di ko défendre ci ay poésie dundaat juróom benn fukki at ci l'islam am téeméeri at ak ñaar fukk Hassan ibn Sabit mënoon naa koy tuddee comme communicateur ndax bu ñu bindaan poésie ci lañ daan joxe seen information wax ci yonent bi lu ñaaw moom it mu bundaat poésie weddi ñi wax ci yonent bi lu ñaaw wax li yonent bi mel kon yonent bi amoon na ay communicateur ngir information boo importance boo xam ne am na ko tey bu ñu la doon waxtaan al islam wal i'lam ahamiyatul i'lam fil islam léegi lan nga ñu ciy wax yow. bismillahi rahmaani rahim. L'islam comme ni nga ko daa waxee jamono bu nekk dafa nekk diine joo xam dafa couvrir lépp loo xam te ni dafa jëm ci wàllu humanité. lépp loo xam ak nite la rek l'islam da ko couvrir définir ko wax mooy lan ak wax nañ cee jariñoo ci biir loolu yi da ciy dugg li ñuy wax al i'lam muy communication boo seetloo l'islam fi mu agsi tey communication bu baax moo ko fi agsi kon ku ne xam na importance bi mu am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee bu ñu commencé ci alqurunul mufaddala ba tey moom ak gaa yi nga xam te ñoo nekkoon ci ginnaawam ak ñi ko doon waat ci seeni jamono kenn ku ci nekk la nga yor communication moo ko doxal ba mu agsi fi mu agsi doy na ci misaal sëkk ci am importance bu mu am importance mooy déclaration bi yonente bi defoon ca Makka ba mu woowee waa Makka li mu leen wax mooy est-ce que su ma leen waxoon ni dana am benn daaba maanaam lu yor ñeenti tànk aw rab wu génn ci biir montagne bi songu leen ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko axaka yi dinañ ko gëm ndax maa jarab naa alaykal kadib ndax xamuñ ci yow wax lu noona bi mu waxee loolu mu ngi leen kon dey maa ngi leen di xamal ni yàlla moo ma yónni ngir ma xeex shirk ak kufru waaye ngir wéetal ko moom borom tabaraka wa taala kon loolu mooy communication bi gën a baax mooy d'abord kii communiquer maanaam ñu xam ci moom siqa ñu am ci moom siqa xam ni nit ku am confiance la nit ku am confiance la waaye nit ku fidèle la ci li muy wax bu nit ñi xasee xam loolu rek daanaka kon yow communication bi ngay def importance bi muy am ak tasir jeexital gi muy jeexital ci askan wi day daal di mën a feeñ bu baax a baax loolu moo réussir loon yonente bi moo réussir loon tamit gaa yu baax yi nekkoon ci ginnaawam ku ne xam ne ni Abu Bakar bi mu toogee ci xilaafa gi déclaration bu mu njëkk a def moo ko guidé ci ñaari at ak genn wàll gi mu toog yëpp boo jëlee tamit ci exemple rek Serigne Touba Xaadim Rasul communication bi mu defoon bi mu agsee jógee ci géej gi ñëpp di xaar mu wax ñëpp di ko diglu mais avant muy àgg fa mu jëm la mu njëkk a wax mooy afawtu anil a'daa yi maanaam jéggal naa leen ñoom ñëpp communication boobu mu amoon loolu moo agsi ab daawaam ab wooteem ba fii mu agsi tey kon communication importance bi mu am ci àddina d'abord dafa nekk loo xam dafa mënta ñàkk ci ak dund moo tax su baaxee rek maanaam nit ki fa mu jëm dafay mën a àgg waaye su yàqoo rek fa mu jëm du fa àgg doy na ci misaal ba tey Seydina Moussa ak Seydina Haroun ku ne xam na ni Moussa làmmiñam dafa xawoon a taq bi mu taqee yàlla ci boppam moo ko yónni waaye Moussa ci maanaam xam gum xam communication la waxaat yàlla ni ko Haaruna sama mag wala sama mbokk mi sama doomu sama rakk wala sama mag moo afsaxu minni lisaanan waaw moo ma gën a xam communication moo gën a man ni muy waxee ndax làmmiñam dafa set kon mosoyoon nga boole ko ak man mu yónnee loolu lépp di misaalaat kàttanu yàlla ak dooleem wan ni moom rek moo mat ndax bu fekkoon Moussa mat na sa ko boole ak Haarun ku ne xam na ñoom ñaar bi ànd seen daawa ba réussir gañ réussir mooy leen yàlla wax ne fa quulaa lahu qawlan layyinan Firawna li muy bon bu ngeen àggee da ngeen am ak moom communication bu baax da ngeen jàkkaarloo wax ak moom ci xam-xam waaye wax ak moom ci communication boo xam mën naa am mu convaincre ko kon loolu lu am importance la ci àddina lu am importance la ci l'islam ndax l'islam fi mu agsi tey communication moo ko fa indi macha allah yaa Xaadim am na importance trop ci tomb yooyu nga xam ne indi nga ko indi nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam communication am Abu Bakrin Sadiq communication am yonent yàlla Moussa dafa dotamoon
xam na importance su communication surtout buñ ko yónnee ci mbër mu mel ni Firawna bu demee day wax waaye bi mu ko leeree dafa dotom mu communication dafa ñaan yàlla Haroun mu nekk chargé de la communication ndax huwa afsahu minni lisaanan la waxoon comme ni nga ko waxee moo ma dàq communiquer te yëf yi dafa laaj di communication bu baax kon moom itam ci la réussir ba tax ki nga xam ne tey mooy Harouna yonent yàlla maanaam Firawna munta gañe ki nga xam ne tey moo nekkoon yonent yàlla Moussa ndax ñëwul rek yor ay karaamam wala mu yore ay mu'jizam di ko wane mais daf ko boole ak communication tànn communicateur boo xam ne bii bu baax la bu ñu xoolee al i'lami bu ñu ne al i'lami yu mooy communicateur bi moom li muy jublu mooy joxe message bi rek wala daf ciy jublu defer message na ko joxe waaye na deferaale ak changer li nga xam ne jàpp nañ ne société bi loolu baaxut ci loolu nag dafay feeñ ci responsabilité bu ñu nee communication responsabilité da ciy feeñ moom la ñuy jiital ci nag dañu mën nañuy jiital liberté mais est-ce que liberté gu ànd ak responsabilité la islam daf na la na ànd ak liberté mais na ànd ak na nga jiital responsabilité parce que joxe xabaar buy tas àdduna xabaar buy yàq xabaar buy def nangam islam moom gisee wut noonu yàlla doon na wax sax ne lu bon bu ko kenn tasaare joxeel information mais bu mu doon lu bon ndax alquran mu ngi continuer ci hadisul ifki histoire sayyidatuna Aïcha yàlla doon na wax ñi nga xam ne dañoo bëgg inna lazina yuriduna an yushi'u yana fahisha fi lazina amanu am na lu leen yàlla wax ñi bëgg a jël nit ku sell nit ku gëm nit ku baax ku taqul ku deful dara nga bëgg jël lu bon taxal ko ba àdduna bi yëpp bàyyi ko yàlla ñooñu am na lu mu leen ci tëkku kon boo xoolee ci diggante liberté ak responsabilité ñaari yooyu ci i'lamul islami ci communication islamique ana ban la ci islam gën a jox information maanaam la ci islam gën a jox importance xurriya mutlaqa wala masuliya bari na lu ñuy dégg ci ñi yëngatu ci wàllu communication ñaare bu ñu defee déclaration bu pare déclaration bu fekkee sentiment moo ko jiital ndax ku ne xam na ni sentiment bu jiitalee ay wax soit muy sentiment négatif wala positif bu mu ci mën a doon rek day guider say wax ba mu jëm fa nga xamante ni mën naa yàq ndax nit ki bu kontaanee lool mën naa wax loo xamante ni mën na ko yàqal bu ëllëgee bu meree loolu tamit mën naa wax loo xam mën na ko yàqal loolu moo tax sa lislaam di tënk mu ne kii wax bu meree mbaa mu kontaan maam du am équilibre pour mën a àtte li muy àtte moo tax lislaam saa yoo xamante ni nit ki day ñëw di lay wax benn wax mu am lu mu yëngal ci àddina bi muy droit d'expression la comme ci misaal ki waxoon defoon caricature ci yonent bi def film bi ñu wax ko muy ñenn ñi di ko défendre ay avocats internationaux di wax ni droit d'expression la def moo tax liberté fondamentale waaw liberté d'expression la loolu li ñu ciy wax mooy l'islam bañut kenn am liberté ci lépp l'islam may na ku nekk mu wax ndax boo seetloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay yu baree bari ci am njàngaleem da ngay dégg mu wax ba àggal saxaaba yi ni ko ndax wax yu la wala sa xalaat la bu fekkee sa xalaat la moom mën nañ cee xalaat nangam ci xasutu Badr muy guerre Badr bi ku ne xam ne ni al-Miqdaad ibnu Munzir moo taxoon mu réussir parce que dañuy yonente bu fekkee fi place bi nga wax ñu toog fi bu fekkee nga jàpp ni stratégie képp moo tax nañ toog place bi sàngam moo gën a baax pour ñu mën a réussir mission bi kon l'islam bañut kenn génne sa xalaat bañut kenn wax sa xalaat ndax li tax mooy bu ko doon bañ fa muy bañee mooy kii wax bañ am responsabilité ci li muy wax maanaam kon responsabilité ak liberté bi l'islam da koy boole mu lënkaloo benn du ci dem bàyyi morom ci am nga liberté wax mais tamit am nga responsabilité nag devant kan foofu moom moo am importance parce que responsabilité bi nga xamante ni moom lañ la jox booy wax nga bàyyi ko xel mooy maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid suñu waxee responsabilité ñu baree bari surtout ñi def jàng droit dañuy jàpp ni mooy li ngay wax nga sóor ci état wala nga ragal ko ci wala nga ragal ci ay nit déedéet bu dee responsabilité ci l'islam ni nga ko gisee mooy maanaam la ngay wax nga bàyyi ci xel yàlla ndax lépp loo xam te ni yaa ngi koy wax mi ngi koy xam te bu ëllëgee dana la ci xisaab maanaam dana ko calculer ak yow misaal bi ma ciy joxee rek mooy am na benn waaye boo xam dafa duggoon ci biir jullit yi am benn bis yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di am lu mu séddale ci alal ji ñu ko séddalee pare mu ñëw ni ko i'dil ya rasulallah maandul ci séddale bi nga séddale am beneen riwaaya boo wax ni dañu ko séddale bi nga séddale bëggoo ci jëmmi yàlla taxul nga séddale ko lu ko yonente bi wax way xak may yaxdil isa lam axdil alkane ñeel na la su ma maanduwul kan mooy maandu ci riwaaya beneen bi mu ni ko yàlla na yàlla yërëm Moussa loreef na ko ci yàlla lu ëpp liñ ma lor ci teewut da koo muñ
maanaam dama koy muñ kon li ñuy bañ mooy nga jalgati ci liberté bi nga am nga jalgati ci ba tooñ ci tooñ gi nag day am ci ay anam mooy nga tooñ sa bopp d'abord wala nga tooñ sa mbokkum jullit wala nga tooñ koo xam bokku leen diine sax wala sax nga tooñ yàlla ci boppam. waaw kon liberté bi ngay am dañ koy tënk ci kaw nga bañ a tooñ kenn koo tooñ rek maanaam da ngay am responsabilité devant ci kanamam moo xam lu mu mën a doon waaye responsabilité ba ci ëpp solo mooy sa diggante ak borom bi tabaaraka wa taala su ko defee nag léegi kon ñaar yooyu dañuy taqoo ndax liberté bi kenn du ko tënk kenn du ko boyal ba mu dem waaye responsabilité tamit ci diggante sa diggante ak borom bi tabaaraka wa taala doon moo tax yàlla wax ni innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasxawna fi l ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al ard ki nga xam te ni buy joxee information wala muy wax yàq ci kaw suuf si moom la bëgg kooku yàlla dina ko mbuugal moo xam te ni ci àddina dina ko mbuugal moo xam ci alaxira yàlla nañ ci yàlla musal kon nit ki buy wax il faut mu sàmm liberté bi muy waxee na xam ne am na liberté ci li muy wax waaye it amul droit jalgati wala mu tooñ kenn ni ki noonu yi bokk na ci liberté boobu yu bon yi nga xam ne da nga koy gis ci société bi moo xam ab journaliste nga moo xam ab communicateur nga lu mu ci mën a doon yu bon yooyee boo koy jottali war ngaa say sàmm ay mbir yu bari bi ci njëkk mooy nga sàmm ndax lu bon li su ma ko nettalee dana tax mu dañ wala du dañ ndax lu bon li dama koy nettali ngir jaay sama journal wala ngir jaay sama média wala dama koy nettali ngir bëgg mu dañ yooyu yëpp responsabilité bi day feeñ foofu kon il faut yow mi nga xam te ne dangaa yor métier mi di ci liggéey faaw nga xam ne métier mi sa métier la en tant que ab liggéeykat bi ñuy fay waaye tamit sa responsabilité en tant que sa diggante ak yàlla borom bi tabaaraka wa taala julli yi nag dañuy fàtte loolu lu baree bari ba tax ñuy fàtte yu baree bari yoo xam te ni bu ëllëgee mën na yàq société bi bu baax a baax a baax ndax comme ni nga ko waxee sànq ni communication dina yàq aw xeet waaye dina defar aw xeet ndax mën naa baaxal lu bon waaye mën naa bonal lu baax kon lu mat a bàyyi xel lay doon. macha allah mooy ca alladina yuhibbuna an tashia al fahisha fi alladina amanu bëgg a jël lu bon rek vraiment ci société boo xam ne maanaam lu ñu xamul la miinuñu ko gisuñu ko xëy na xam nga ko mais nga feeñal ko feeñal bi loo ci jublu feeñal ko la pour wane ko parce que am na loo xam ne même bu feeñul nit ñi xamuñu ko te du lu baax bu feeñul kenn du ko xam mais dafa am loo xam ne boo xasee feeñ rek nit ñi commencé vraiment nga gis yu demee noonu maa ngi dégg rek barki démb ci wàllu góor jigéen ñi comme ni nga ko xamee am na information yu siw mbokk yëpp seetaan nañ ko def nañ réunion bind nañ pétition dañoo bëgg bon assemblée bi wooteel leen ñeene dootuñ leen tëj ñeene ñu daganal leen xam nga information yu feeñ lañ yaa ngi dégg ñu naan am na ay kilifa yu teew ca ndaje ma voilà lañ fa teewee lan la parce que am nañ liberté bokk nañ ci nit ñi ak yi demee noonu siiw na ak yi demee noonu toujours muy nekk coow yoo xam ne yi lu doy waar la léegi en tout cas mu ngi noonu dinañ ci ñëw bu ñu ñëwee ci alquran yaa xaatim ki joxe information wax na ak moom waaye kii recevoir information encore wax na ak moom ci naka la ko war a recevoir mu ngi lay njëkk a xamal ci bu information ñëwee balaa nga koy gëm xoolal ci kan la bàyyi ko d'abord loolu yaa ngi koy jàng ci in jaakum fasiqun yàlla ko tudd am déet fasiq la ko tuddee benn naba in fa tabayyanu ki la jox information bi xoolal kim doon vérifier ko ba xool kan la gis nga sax même ci xadis yonent bi léeg-léeg nga dégg xadis boo xam ne bu ñu koy jàngat duñ xool xadis bi dañuy xool kan moo ko wax am na critères yoo xam ne bu ñu ko xamee ci waa ji dañ naan xadis bi wérul yow jàng nga xadis yi ni ñu koy traité waa ji amuñ ci moom siqa léegi-léegi it wax ñëw ñu ne ay siqaat ñoo ko wax parce que fexe ba wax nga ko ci sa wax ñu am ci yow confiance c'est très important moo tax alquran ne ki joxe information bi ngay xool kan la d'abord bala nga koy gëm doon na waxit walaw la istami'tumuhu dannal mu'minun loolu ñi koy recevoir la kii recevoir information mu xool ci ki koy joxe ak am na loo xam ne boo ko déggee bul gëm weddil bañ confirmer wala nga bañ a confirmer loolu itam defe naa ñiy recevoir information am nañ ci responsabilité yaa Xaadim waaw foofu lu am importance la ndax boo seetloo comme dañuy cosaanal ci lislaam rek doog a indi li ñuy dund muy actualité bi dañuy wax ni li koy firndeel ci lislaam ku ne xam na ni comme ni nga ko waxee sànq in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu maanaam kii indi information bi sax boo seetloo foofu yàlla faasiq la ko tuddee ab kàccoor lu tax parce que al aslu fil ardi al xurmatu wal xadar maanaam cosaan li yàlla def ci derub jullit wala derub nit sax d'une manière générale mooy maanaam dafa araam
ñu laal ko ci ab deram wala ñu laal ko ci image am moo tax ki indi information ci nit di ko indi yàlla mu tudde ko ab kàccoor comme que ñaaw na rek d'abord bu ko tuddee ab kàccoor li ñu ciy déggee foofu mooy kon ab kàccoor bu indee wax dara warees naa leerlu ba xam li mu wax lu wér la waa dul wér parce que bu ñu ko leerlu lay xew mooy an tusibu qawman bi jahaala fa tusbihu ala ma fa'altum naadimin mooy ngeen lor ay nit ci seen image yàqal leen loo xam te nii day yàqu ba faaw wala ngeen lor leen ci seen der lor leen loo xam te ni day continuer ba faaw loolu la yàlla di bañ mu yàq société bi moo tax mu wax ni ab kàccoor bu leen indilee information na ngeen documenté wu ba xam ni fa mu ko waxee lu wér la wala du lu wér moo tax Abu Musa al-Ash'ari yi ab saxaabi la woon dafa am benn bis mu nuyoo Omar dugg kër Omar nuyoo ñetti yoon Omar fayu ko mu delluwaat ñibbi bi muy dem Omar kar ko ni ko lu tax nga dem mu ngi ko damaa dégg yonente bi ni al-istizanu salaas maanaam tàggoo yëglu ci kër jàmbur ñett la boo nuyoo ñetti yoon fayuñ la da ngay delluwaat sa kër ñibbi bi mu ko waxee loolu yonente bi Omar ni ko tey laay dal sa kaw nag ndax yow xadis bi nga wax amut kun la yonente bi moo wax lii topp ko ci ay fan ba mujj gi Abu Musa dafa dem fexe ba jëli ku fekkee woon ba ko yonente bay wax mu indi ko Omar doog koo dëggal ni ko kon sadaxta wax nga dëgg ci information bi kon loolu lu ci am importance la am na ci Seydina Ali xisa bi mel noonu am na ci moom Serigne Touba mi nga xam ne suñu repère la ci lépp bu ni Musaa ñëw ci moom wax ko dara bala caa am lenn lu muy àtte dana wéet macha allah daylonte ak boroom ba xam kii la mu wax ndax lu wér la dëgg la wala lu dëgg nit ki noonu yi dana laaj ñi nga xam te ñoo xam diw ba xam li muy indi ci information noonu la wala du noonu parce que ñoom dañoo bàyyi woon xel loolu lépp ci seen dund parce que xam nañ ni responsabilité bi leen yàlla jox xam nañ mooy lan moo taxoon ñu bàyyi xel yooyu moo tax ñu réussir ba agsi fii kon su ko defee kon kooku mooy ki nga xam te ni mooy indi information bi ñu war a jëflante ak moom ki ñuy jox information bi nag ni nga ko waxee sànq ci aaya bi alxuraan moo ñu ko définir moom li mu war a def falawlaa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim xayran maanaam information bu agsee ci yéen bu fekkee bu rafet la na ngeen ko rafetal waaye bu fekkee bu ñaaw la na ngeen ko rafetal ba keroog ngeen di gis ni lu ñaaw ku ne xam na ni xaadisatul ifk mooy biñ tuumaalee Ndey Aïcha wax ni dafa njaaloo ci ak neen ku ne xam na ni xissa boobu wala xew-xew bi lëmbe na Madina weeru lëmm boo xam ne yonente bi xamut fu mu ciy taxaw waaye nan lañ traité information bi mu agsee ku ne xam na ni Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul moom moo indi woon information bi ngir jax-jaxal jullit yi te moom mooy rasul munafiqin te moo jiite munaafiq yi bi mu jax-jaxalee jullit yi ba am ay ci biir jullit ñoo xam xawoon nañoo gëm li nga xam te nii waxoon nañ ko ci information bi ba Seydina Ali ku ne xam ne ni foofu la problème ak Seydina Aïcha commencé parce que bu ko yonente bi laajee xalaat dani ko nit la rek bu fekkee moo ko def nit la bu fekkee def ko booba xamaguñu woon ni soxna si yonente yàlla da koy aar ba du mën a mooy yàlla ndax boo seetloo soxna yonente yi ku mel ni Saalix ak Loot seeni soxna ay yéefar la ñu woon waaye li ñuy nekk yéefar boroom xam-xam yi nettali nañ ñu mënuñu woon a mooy yàlla ci seeni pay kon soxna si yonente mënut a mooy yàlla même bu ko bëggoon d'abord waaye information bi mu agsee Madina weer wu mu lëmbee Madina kenn xamul foo ciy taxaw ba yonente bi yebal Aïcha ni ko demal seen kër waaye foofa yàlla ci boppam moo ñëwaat leeral te yàlla bu leerul woon na jafe moom ñu xam ko kon du leer ndax yonente bi sax toog na ay fan yoo xam te ni ba demee di seeti Aboubacar ngir xaritam la woon boo fekkee Aïcha du ko laaj daan ay na tiikum ana seen loola ana sa kooku la koy wax ngir maanaam mere gu mu ko mere waaye bi ko yàllay setal yàlla mi mën a setal ñëpp ñu ngi koy ñaan mu setal ñun ñëpp bi mu koy setal ci borom xam-xam bu ñuy wax bu al imaamul Buxaari ni mu ko nettalee dafa am benn taxaw seetlu gu am solo bu mu ci def nee na bi yonente bi wax yi bi muy wàcc yonente bi di ko wax ni ko Aïcha sedd na mënoon naa nekk ci yeneen xeeti wax yi wàcc ci moom jékki-jékki mu koy sentir wala dara mais ni mu wàcc moom mooy dafa xam loo yonente bi ndax Aïcha da koo jigee bu yonente bi jékki-jékki kon daal di wax rek daal ni Aïcha sedd na rek am ñoo xam mën naa jax-jaxal seeni xel waaye dafa xam comme ni wax yi yenn wax yi daa wàcc ci kawam bi mu xamee ba jóg daal di tari aaya bi nit ñi xam ne Aïcha daal seet na wicc waaye bu xamul woon booba mën na si naa indi jax-jaxal maanaam loolu lépp ci communication waaw ci communication la mais yonente bi ni mu ko traité li muy nekk rek ab yonent xaw na ko traité traitement boo xam traitement nit la doomu aadama parce que yabal na ko mu ñibbi seen kër Aboubacar it ni mu recevoir information bi am na mbett ci moom waaye waxut ba tey waaye ku ne xam na ni wala yàttali ulul fadli xamees na la ko taxawaat ndax ñi doon jàqalante xibaar boobu am na ci ñoo xam Aboubacar moo yoroon seen dund mooy doon dundal leen jox añ ak reer waaye bi information bi ñëwee ñoom ñu wax ca lu ñaaw Aboubacar dafa téye loxoom bi mu téyee loxoom ba Aïcha seen nag yonente bi alxuraan ni ko
li nga leen daa jox joxaat leen ko konneel di leen ko jox waaw comme que set na waaw ndax xanaa bëggu leen yàlla di leen jéggal ndax yàlla mooy jéggalaa kon information bu accès ci jullit yi wala ci société bi ni ñu ko war a traité mooy anam nga gën a rafet waaye bu ñu xool na gën a ñaaw ñu jëmale ko ci jàppee ko noonu waaye war nañ ko traitement boo xam ne dinañ xam d'abord ki ko indi kan la ak nu mu ko indee ak lan moo tax mu indi ko ak lan moo ne ci ginnaaw parce que ñi yor wàllu communication ñu ci bëree bëri ay lobby ñaari moo ne ci seen ginnaaw ay lobby yoo xam te ne ay maçonnique la par exemple léeg-léeg ay lobby góor jigéen léeg-léeg mooy tax information yi indi ci ñun jullit yi yor suñuy xel wala ñun nit ñi yor suñuy xel ñoo war a xool nan lañ koy traité ak xam lii lu ko wundu parce que gis nañ fi yu bëree bëri par exemple daara ji ñu fi lakkoon ñu bëree bëri ci ñi ngi wax naan dañ faa fekk drogue loolu ku ne xam ne ay lobby ñoo koy def ngir yàq communication l'islam loolu lu mat a bàyyi xel la loolu amul kenn ku may maanaam drogue bi lakk nit ba mu xëm lakk bagage yëpp waaw est-ce que dina fa bàyyi drogue bu ñu fay fekk et puis gisuñ benn ci suñ bët luy wane ni lii loolu lépp ci tabayun la bokk ci tabayun la bokk kon moo tax l'islam def benn nuqta saaxina maanaam benn point chaud boo xam te ni da koy def ci wàllu information moo tax sax muy la kiy joxe information moo ne gën a nekk ci risque attekat bi atte ci tribunal parce que li tax mooy moom information bi muy joxe ñu bari da ciy basé wu ca atte bi moom pourtant ñenn rek la làmbool maanaam ñenn rek la concerné ñi muy atte waaye kiy joxe information ak kiy joxe fatwa moom moo gën a nekk ci risque parce que lam wax te la nit ñi def te léegi dañoo dem ba lu mel ni journalisme ak lu mel ni communication dem ba léegi dafa jël place u diine ji parce que léegi ay journalistes ñooy fatwa ñooy leeral li seen gis-gis ci diine dem ba indi leneen lu doy waar sax ci société bi muy lu ñuy wax shahwada wa sihr wala iraaf maanaam dem ba encouragement bu rëy njabar ak seet ak taxaw ci télé bi di wax yoo xam te ni leer na yow ma koy wax sax xamoo loo reere bi comme li yonent bi waxoon ni liñ leen di xibaar ñoom dañuy wax fukki fen wala téeméeri fen benn dëgg moo cay nekk parce que ku ne xam na ne bi yonent bi ko yàlla yónnee biddiw yi jinne yi daa dem ci biddiw di jëli information ñoom ñëpp dañu leen liquider kon xam lu xaybu xam lu xamut lu fàddu yaakaar naa jërul encourage ndax day yàq ab société li mu yàq société mooy nit ñi dañuy daal di jël seenu yaakaar wékk ko ci keneen ko xam nga fii moom boo xasee feeñ rek génnee say galan ak yëngal say xurum rek gaa ñu commencé di laaj sa fa nga nekk parce que comme ni ma la waxoon mooy mënuñuy recevoir li nga xam ne te moo nekkoon communication loolu am na problème bu rëy boo xam ne ci société bi vraiment ñun ñëpp ñu ngi koy dund maa ngi ñun ñëpp ay communicateurs lañ kam mais ak yu ci bari daal comme ni nga ko waxee siiwal loo xam ne lii amuloon njëriñ wala siiwal loo xam ne ay nen la nit ñi daw jëm ca da ngay am responsabilité yow mi ko siiwal parce que ku ca loru rek defe naa ne am nga ci responsabilité bu rëy ci lay deel te wax dafa doy waar ndaxte fa muy àgg jëf sax du fa àgg moo tax yàlla ni muy dumaa ci wax sax du ko dumaa ci jëf moo tax léeg-léeg nga gis nit wax benn mbir su ko waxee rek automatiquement yàlla da koy sanctionné ci àddina te gis nañ ci ay misaal yu bëree bari gis nañ fi ñu daal dal ci diine ji ak ñu daal ci kilifa diine yi waaye yàlla ba mu leen di atte automatiquement day na atte ci àddina la ñuy gis te xamuñ sax la ñuy fekk bu ëllëgee àllaxira kon lu mat a bàyyi xel la loo xam te ni mën naa yàq moo tax ñu war koo bàyyi xel ci côté boobu moo tax ma ciy profité rek comme dañoo nekk ci communication dafa am benn émission bu ma seetaan jamono yële ci ginnaaw avant ñuy màggal du ma wax ban télé la wala may wax lan la parce que xëy na bokku ci droit d'expression comme ni ñu ko waxee dafa am benn waay bu nekk ci ligne bi bëgg a participer xëy na bu ñu ko jëlee su ko defee nga ñëw ci tomb boobu allo yaakaar naa dem na waaw faddal waaw comme ni ma ko waxee rek ñu am benn question bu ñu ci laaj benn nitu diine ni ko yéen ñi woote woo murit da ngeen a wax ni Serigne Touba dafa doon yonente bi ci léppam mais lan moo tax yonente bi ñu koy dondu ci diine ba pare Serigne Touba ñu koy dondu ci deret muy question boo xam te ni wax dëgg yàlla xëy na tolloon naa sax foo xam ne jàppoon naa ni waruma ko wax ci média mais comme dafa am ñoo xam te ni mën na leen réeral fokk ma leeral ko ba ma jàll li ma ciy tontu rek man suñu ma ko laajoon mooy ku ne xam na ni yonente bi ab yonente la may ma tuuti rek parce que waa ji dinañ ci ñëw allo salaamaaleykum waaw tey waaw soxna si man la Astou Diop Màkk sa waañ wax Astou Diop waaw na nga def maa ngi fi ça va alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah Diop na nga def ñu ngi fii jàmm rek alhamdulilah jàmm rek kay dëgg yaa sa émission bi teg nga ko fi nga ko war a tegi communication moom booy def communication rek na nga def communication bu rafet waaye def communication boo xam ne bu ëllëgee day yàq der ba te dootul mën a defaru moom baaxul moom wallaahi war nañ cee mën a wax bu baax a baax wallaahi wallaay jërëjëf
wallaahi. kontaan nañ waaw. jërëjëf. jërëjëf Diop. voilà mu ne ko Serigne Touba da ngeen wax ne dafa doon yónnent bi ci lépp. te yónnent bi donnuñu ko ci deret. te yéen xilaafa gi deret ji ngeen topp question bi noonu la tëddee woon. noonu la tëddee woon voilà mu nga. li ma koy tontu foofu rek. mooy yonente bi ab yonente la. ku ne xam na ne bi mu fiy jógee Aboubacar moo ko doon. donte borom xam-xam yi wuute nañ ci xilaaf ak Aboubacar ndax texte la. wala saxaaba yi ñoo waxtaan seen biir teg ko fi. waaye li ma ciy wax rek mooy xilaaf ak Aboubacar am na ñu ne texte la am na ñu du texte. mais li ci am importance mooy Aboubacar moo ko doon d'abord. Aboubacar. xam ne boo topp digganteem ak yonent bi ci deret dina am fu ñu dajee sax. Ali na ko gën a jege. waaye Ali na ko gën a jege. muy ahlul bayt ba tax sax chiites yi ci foofu lañ génnee. mais li may wax foofu mooy yonent bi bàyyiwut doom bu jigéen. doom bu góor. d'abord yonent bi bàyyiwut doom bu góor. doom yu jigéen la fi bàyyi. te moo ñu waxoon ni ñu laxanallaahu qawman wallu zuhurahum imraa. yàlla rëbb nit ñoo xam te ne dañoo jël jigéen jiital ko ci seen i biir. d'abord foofu dama fi commencé parce que li tax loolu rek mu laaj question boo xam naa mooy li Sëñ Tuubaa wax ne dafa doon yonente bi ci saahir ak ci baatin moo tax mu laaj loolu xam naa la tax mu laaj ko maanaam question journaliste la waaw la tax mu laaj ko man du ma ko lijjanti question journaliste loolu sama liggéey question journaliste la mais comme loolu ci tontu yi la mooy yonente bi bàyyiwul doom bu jigéen te yonente bi bàyyiwul doom bu góor te yonente bi l'islam jëpp ci la woote jëm Sëñ Tuubaa dafa ñëw pour yeesal njàngaleem yonente bi beneen bi it mooy est-ce que bu fekkoon yonente bi bàyyi na doom ju góor est-ce que Aboubacar ni mu bëgg yonente bi ak ni mu ko fonke ak fa mu ko teg nga xam am na benn bi sax muy jiite julli gis yonente bi ñëw mu nar a dagg julli gi yonente ni ko bu ko dagg àggaleel nga xam da koo junj ci loo xam ne ko bu ko dagg àggaleel est-ce que bu fekkoon yonente bi bàyyi na fi doom bu góor est-ce que sax Aboubacar du tanaasul du wàcc xilaafa gi jox ko sax question la dama koy laajal moom tamit. loolu moom su'aal iftiradi la. waaw beneen bi it mooy ku ne xam na ni Serigne Touba bi mu fiy jógee dafa am lu mu jàngaloon mag ñi fi nekkoon. moom waxut ci benn texte na ma diw doon mais mag ñi fi nekkoon ñoom ñoo ijtihaad xam ni kii bu jiitee mat na ko sëkk te moo ko war a jiite sax parce que suñu mbàkkee bu sa sama maam doone ci misaal. ña fi nekkoon ñëpp dañu ne woo ba ñëw mu ni ñi àndoon Serigne Touba bokk ak moom waajur doon nañ seen baay ñi àndoon ak moom te bokkuñu ak moom waajur doon nañ seen baay kon ñi fi des di ay doomam ñoo koy doon. Serigne Touba moom waxul ni diwoo may doon parce que moom weesu woon na dimension boobu. moom li mu doon liggéey mooy yeesal njàngale bi yonente bi ci askan wépp ba ñëpp jariñu ci. loolu moo ko taxoon a jóg. kon daal foofu loolu laa ciy leeral. macha allah am na solo xëy na question journaliste la mais. jar naa leeral question journaliste la ak it ki laaj moom amul problème c'est que kay tontu. waaw foofu la yëfee ne kii laaj am na moom dafay laaj rek. dafay laaj te nit ki lu xamul sañ na koy laaj. mais kay tontu voilà foofu la coow la nekk. mi ngi noonu waaw loolu la ak it yonent bi islam c'est universel. c'est universel. du famille damay wax toujours ne bu doon famille duñu am kilifa yi ñu fi am. toppul famille. al ilmu yarfa'u baytan la imaada lahu comme ni ñu koy waxee. wal jahlu yahdumu baytal izzi. wal karami ak noo ko mënta tuddee. yonent bi li mu yore c'est universel. du lu tënku ci benn famille rek yem ca ñoom bu doon famille duñ ci am kilifa yi ñu ci am laa la wax defe naa loolu doy na misaal. dëgg la maanaam ki baax. kilifa duñu ko doonee ci deret boo jàngee yonent yàlla nooxoon bi yàlla di labal Kanaan doom ji def na ko innahu min ahli lu ko yàlla tontu innahu laysa min ahli kon ñu xam ne kilifa doo ko doon ci deret la ko tax a baax ca loolu nga koy doonee mais doo ko doon ci deret bu doon deret Abu Lahabin am maqaama ci yonent bi te gis nga ko defe naa mu nga safara comme ni ñu ko alquran waxee. Serigne Touba sax moom ok da doon xeex asabiya maanaam fanatisme da ko doon xeex ni mu ko woon xeexee mooy ku ne xam ne jël na doomam ci zahir jox ko koo xam te ni askan bi gisoon nañ ne kii wërta yor kooka jël na ko def ngir xeex loola beneen bi it mooy ni mu décentralisé woon léppam amul benn doomam bu mu joxoon ay responsabilité ci ab tariqa lépp dafa joxoon ñi ko wër macha allah par exemple rek ngir di ca tànn nag kafaa ok par exemple mu bàyyee Maam Thierno ak taalibe yi bàyyee suñu mbàkki bu sax suñu daam Abdourahmane Lo ak xam-xam bi bàyyee maam Cheikh Anta ak teraanga yi bàyyee suñu daam Abdourahmane Lo ak alxuraan ji bàyyee suñu mbàkk bu sax xam-xam bi kon kooku dafa décentraliser lépp xoolul woon moom bëtu doom te kenn ku ne lam la jox moo tax da nga koo attan mu xool ko ba pare nga yeeyoo ko mu jox la ko lu siiw loolu ñuy nettali ok toog na ba mu yàgg mu woo jarbaatam ci zahir ak doomam ak ñeneen di leen awma doom awma rak awma jarbaat li ma am mooy ku jëm ca yàlla képp laa am tuddee ab tariqaam al muridiya maanaam ku bëgg a dem ci yàlla rek ñëwal
waaye Macha Allah. ajuma ko ci deret ajuma ko ci famille ajuma ko ci ak mbokk macha allah am waaye na ci solo yàlla rek laa ko am na def solo ci am la na ñuy solo ànd ci la ñuy tàqale ko am na solo trop yaa Xaadim loolu yëpp bi maana doy na ci question boobu nga xam ne moom la kooku laajtoon kii laaj moom day laaj rek li am solo mooy kay tontu la muy tontu loolu mooy li am solo yonent bi jàng na yasalunaka bari na ci alquran dinañ la laaj mais buñ la laajee tontul yàlla attaqué wul ki ko laaj mais toujours jox na ko réponse boo xam ne lu question bi doy waar bu yonent bi am na réponse ba moo tax kay tontu moom kay laaj amul bàkkaar mais kii tontu nag kii laaj moom xëy na moom moo xam la muy tontu ak la mu du tontu te léeg-léeg ñu li kulli su'aalin jawaab dinañ koy wax li kulli su'aalin jawaab léegi daal yaa Xaadim bon mu ngi noonu am na solo xëy na waxtaan bi du xëj ci benn thème xëy na bu ñu nee al islam wal i'lam islam et communication mun nay doon lu bees ci ñu bëri xëy na ñu yaakaar ne comme ni ko gaa ñi waxee maanaam islam boo ko gëstulul boo ko maanaam soo ko gëstuwul ba ci biir doo xam sax ne xëy na yenn yi jàpp nga ne wax na ci ndax jikko moom ci lu ne rek la dana feeñ ci ku ne mais bu fekkee ne information bi dañ ne xooluñ ci jikko liberté lañ ci xool su boobaa léeg-léeg mu am nu mu demee te attaqué nit mbind dafa doy waar dañuy wax ne fa mbind mën a yegg xëy na nit jëf dafa mënu fay mën a yegg pour weddi moo tax li ngay bind ci nit nga di ko seet c'est très important te mbind dafay sax mbind dafay yàgg te du fen te ñëpp a koy liir te nit ki am nañu ne ci gannaawam am na doom am na baay am nay mbokk am nay nangam te Xaadim ñu bind ci yow benn wax boo xam ne ñu dóor ko revue de presse adduna bi yëpp waxuma la sax yow mais ku takk ci yow rek am na problème parce que nit ñi dañ naan voilà nangam ak nangam kon yooyu yëpp dafay aju ci ki nga xam ne moom mooy def mbir moomu incha allah dinañ ci gën a ñëw gën ko yaatal waxtu yi moo ñu dab te dañu war a dalal sunu mbokk yi nga xam ne wax dëgg yàlla El Hadji Mame Guèye El Hadji Mamour Guèye ak Cheikh Abdou Yassine Diouf ñu war a waxtaan ci Mohamed Séni Guèye wakaam sang bi ndax dañuy fàttaleku journée am fii ci Masjid Rabani mooy mosquée de la divinité suba la war a am ñu bëgg leen di dalal ñoom itam ñu ñëw waxtaan ci seen programme boobu mais incha allah thème bi des na dinañ ko gën a yaatal parce que islam et communication du ñu ko yemale fii parce que toujours yëf yaa ngi gën di daw gis nga nit ñi xam nañ information ba tax na léegi ku jóg rek dama ko doon wax ne li tax mu doy waar léegi ku mer rek créer journaux wala nga créer rajo ngir bëgg a feeñal say mbir wala xëy na traité nañ ci sa mbir loo xam ne xëy na neexu la yow it nga ut foo xam ne fii kon léegi def nañ ko ay arme xeexe kay loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal yaa Xaadim vraiment ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant mbokk yi loolu moo doon suñu premier face xam naa ngeen xaar tuuti incha allah ñu dalal waa Wakam pour ñu waxtaan ci sang bi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ci kanam tuuti ñu del suwaat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الرحمن الرحيم يا أيها الناس